mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV dalee nag jàmm ci bile jotaayu xibaar bokk na si lu si gën a fës lu jegeñ téeméeri junni ci ay kër la fayum ndox ak courant nara teggeeku ci weer wi ak weer bu ñu jëm dogal baa ngi bàyyeekoo si njiitu réew mi ba tax na ñaari jëwriñ yi yu ñu dénk wàllu ndox ak courant daal di nag daano ak taskatu xibaar yi bokk na si boobule jotaay sax li nga xamante ne Mouhamadou Makhtar Cissé xamle na ko muy ne moom yëgul fenn fu nga xamante ne nag Sarr dafa nekk ci ay jafe-jafe kër googule nag am na jëmtuwaay du doy ba war a mën a doxal liggéeyam keneen ko am yi jafe-jafe moo di Serigne Mbaye Thiam moom mi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu ndox mi te mu am ay jafe-jafe moo di ci dëkk yi nga xamante ne moo di dëkku kaw yi daañu ko teewlu si bile jotaayu xibaar. am na yeneen na ñeenti nit yu am coronavirus fii si Sénégal loolee la test yi wane si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari nit yu ñu doon saytu seen yaram kil si nga li nga xamante ne nag jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram xamle na ko ñett ñi dañu leen kaa wàll kenn ki da koo jëlee ci dëkk bi daañu teewlu ay leeralu Abdoulaye Diouf Sarr si bile jotaayu xibaar yaatal bi nes gis lay doon. mbokk yi dalee nag jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko waxee si booba lu jegeñ téeméeri junni ci ay kër la fayum courant ak ndox nara wàcc ci weer wi ak weer yu ñu jëm dogal bi nag mi ngi bàyyeekoo ci njiitu réew mi ba tax na nag ñaari jëwriñ yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllu ndox ak courant daal di janoo ak taskatu xibaar yi ngir xamle lu ni mel ñu teewlu ay leeralu Mouhamadou Makhtar Cissé mi ñu dénk wàllu énergie. bu président de la république waxee ak askan bi. dafa ni naam crise bi metti na te xamaguñu fu mu jëm xamaguñu nu mu toll waaye seetaan mënul nekk ci biir loolu nag mu décidé ci ni facture courant yi ak ndox yi ci ñaari weer yi yu jàll yi wala yi di ñëw parce que dinaa ci dellu si waat léegi leeral ko da koy jéggale bi lu muy tekki day tekki ni état bi moo koy fay ci wàllu courant mu ngi toll ci fukki milliards ak juróom ak genn wàll 15,5 milliards de francs CFA soo ko xaymaa ci wàllu courant facture yu président yi jéggali noonu lay toll client yooyu nag tey soo ko xaymaa ci fichier Senelec juróom-ñeenti téeméeri junni client lay doon ak lu ko ëpp ñoo ñëpp président de la république Macky Sall jël na ndogal ni seen ñaari weeru courant yu nu xam nga facture Senelec par ñaari weer la may na leen ko jéggal na leen ko état bi dina leen ko fayal donc loolu muy mesure bu mag mesure bu yaatu Senelec nag am ñaari xeetu client am ñi nga xam ne du ñuy fay ba weer bi dee wala ba ñaari weer yi passé du ñuy consommer ba ñaari weer yi passé nu jox leen seen facture nu koy wax post paiement nga dem fay sa facture am ñi nga xam ni amatuñu facture mooy ñu nekk ci woyofal mais ñaari catégorie yooyu yëpp nga xam ni boo ci jël rek daanaka toll na ci 500,000 clients ndax million bi ñoom ñaar ñoo ko séddoo ku ci nekk di nga dana am nun lay waxee noonu ngay fayee noonu lay jàppalee pour fayoor gi doo ko mën a yëg loolu Senelec dina ci dellu si daan ci def communication bu yaatu suñu fi jógee léegi daan leen wax nu def communiqué bu yaatu ak beneen forme communication ñoom bu ne rek moo gën pour mën wax ak askan bi mën wax ak clients yi lu wóor ba wóor daal mooy comme président dogal na ko suba mesure boobu commencé nun ko tey si suba commencé nun ko appliquer mu tekki ni ñi nga xam ni fayagunu du ñuy dugg ci loolu nu baal leen du ñu fay ñi nga xam ni nag fay nun ba pare lu leen waroon di gàddul daa leen ko jox mu doon avoir bi nga xam ne dafay nekk seen facture bi suy ñëw nu génne ko ci boobule jotaay sax la ki nga xamante ne moo di Mouhamadou Makhtar Cissé daal di xamle ne moom yëgul benn yoon fu société africaine de raffinage nekkee si ay jafe-jafe moom nag la mu xamle mooy ne kër googule am na ay jumtukaay yu doy ngir mën a doxal liggéeyam keneen ku am ay jafe-jafe moo di Serigne Mbaye Thiam mi ñu dénk wàllu ndox mi te ci dëkku kaw yi la am yooyu lay jafe-jafe bokk na ci leeral yi nga xamante ne andi na ko ci janoo bi ak taskatu xibaar yi ñu teewlu Serigne Mbaye Thiam. xam nga facture ndox bi ñaari weer yu nekk lañ koy fay am na ñoo xam ne ñi li ñuy wax bimestre bu njëkk bi maanaam ñaari weer yu njëkk yi jot nañu seen facture déjà suñ ko seetee sax ñoom seen facture ñu ngi leen wax ne fekk fukki fan ak juróom ci weeru avril bi moo doon date limite de paiement bi. xam nga kon ñooñu am na ñoo xam ne ñi commencé nañoo fay ba pare beneen pàcc bi nag mooy ñi nga xam ne ñoom
suba incha allah la ñuy commencé def relevé yi juróom-ñaari fan ci mois de avril la ñuy commencé def relevé yi ñooñu war a jot seen facture pour fay ko fukki fan ak juróom ci mois de mai. pour deuxième groupe boobu nga xam ne suba la ñuy commencé def relevé yi maanaam juróom-ñaari fan ci mois d' avril facture yu génn fekk fin avril début mai pour ñoom ñu fay ko ñooñu ci seen facture danañ ci mën a defal li ñuy wax avoir maanaam suñu seetee lim bi nga war a fay lim méngoo ak li ñuy wax ñaar fukki mètre cube muy ñaar fukki junniy litre loolu danañ ko dindi ci facture bi nga gis ko pour ñi nga xam ne suba la ñuy commencé def relevé yi. ñi nga xam ne nag seen facture dañ ko génne ba pare te ñenn ñi fay nañu mooy ñi nga xam ne seen facture yi dañ leen waxoon fekk fukki fan ak juróom ci mois d' avril la ñuy fay ñooñu facture boobu dafay continuer su ñuy def seen prochain relevé début mois de mai la ñuy jël léegi avoir bi li ñuy wax avoir bi maanaam li nga xam ne moom lañ ciy baale génne ko ci seen facture clients yi nga xam ne ñoom du ñu yegg 20 mètres cubes certainement du ñu fay dara yeneen clients yi nag dana am loo xam ne dana ciy topp waaye pour dañ ko bëgg a génne seen facture comme ça mu leer ne génne nañ ko ci. beneen bi nag xam ngeen ne aussi dafa am beneen système bu ñu am mooy maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew kaw yi ñuy wax hydraulique rural milieu rural boobu yéene bi am nañ ko montant bi dégagé nañ ko ci budget bi waaye jafe-jafe bi moo doon xam nga foofu li ñuy wax ay ASUFOR ñoo koy gérer association d'usagers des forages ruraux te ñoom yorewuñu ay jumtuwaay yu xarañ comme Sen'Eau ni mu ko amee informatique nga xam ne suñ leen waxee dara mën nañ koo génne. ñu xalaat ne dañuy jël léegi montant boobu parce que li am solo pour ñoom mooy du sax njëgu ndox bi parce que li ñuy fay du bari mais mooy ñu am ndox mooy am na ay forages yoo xam ne yi panne na am na ñoo xam ne bëgg nañu ay extension réew am na ñoo xam ne bëgg nañu ay branchements sociaux xëy na xaalis boobu ñu awale ko ci loolu. ñu àddu jëmee ci tolluwaay coronavirus ci Sénégal ci bésu tey bi jàppale ne am na yeneen ñeenti nit yu am Covid 19 ci ñooñu nag ñett ñi dañu leen kaa wàll kenn ki daf kaa jëlee ci dëkk bi am na nag fukki nit yu wér suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ yu dénk wàllu wérgu yaram ñu teewlu ay kàddu. tey altine juróom benni fan weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu testu tey ci juróom-ñeent fukki test ak juróom yu ñu réalisé ñeent ñoo ci positif bon nag ñeent ñoo ci am jàngoro ji ñett yi ay cas contact yu ñu doon suivre la benn bi moom la ñuy wax transmission communautaire mënaguñ ko lënkaleeg keneen ñu leen di yëgal tam ne tey fukki patient yoon hôpital wér nañu bésu tey bi dañ leen génn hospitalisation ci bés bi ñu yëgal ne donc ñi xamante ne ñi ngi hôpital di faju ñi ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu dooree léegi ñaar téeméer ak ñaar fukki juróom benn cas moom la ñu déclaré Sénégal ñi ci wér ndëkk juróom-ñeent fukk ak ñaar ñoo ci génn àddina kenn ki ñu évacué ko bon ndëkk ci bésu tey bi ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak benn ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaan population yi ñu tënku bu baax ci li ñu leen di digal pour que xeex bi contre Covid-19 ñu mën ko gagner ci nu mu gëne ay fan a ngi nii kilifa yi nekk ci Afrique di ñaxtu jëmee nag ci ñaq gi nga xamante ne ni ay docteuru nasaraan dañ ko bëgg a testé fii ci Afrique boobu la ñaq nag am na fii ci Afrique boobaa léegi yàgg na suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne dafa doon ab microbiologiste te xam-xamam màcc ci wàll googe mu di nag Iyane Sow moom kenn la woon ci ganu émission matinale bi bu iRadio ak ITV Boubacar Dieng ma falfal. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique? ay kàddu yu bari jóg gannaaw bi la vidéo fësee ci biir vidéo ñu ngi ciy wax mbirum benn vaccin boo xam ni dañ ko bëgg a tester ci diwaanu Afrique boobule vaccin sax mu ngi tudd BCG te yàgg nañ ko utiliser ci diwaanu Afrique. BCG ñun xam nañ ko bu baax. dañu seetlu woon ni nag ñàkk boobu doon na aar naam ci tuberculose. mooy feebaru saqat bi mais doon na aar itam ci yeneen feebar yoo xam ne day jàpp xëtër te comme coronavirus bi li ci gën a grave mooy bu jàppee xëtëru nit ki dootu mën nooyi ba mu sonal ko ñu ni itam réew
Afrique war nañ fa jéem a def parce que am na ñu jàpp ni sax li tax feebar bi lawagul ci biir Afrique c'est parce que Afrique dañu bare ñuy def vaccination boobu di BCG. bu fekkee dañoo war a def test benn vaccin ci ay nit kilifay réew mi ñu koy defee war nañ see àddu ndaxte doon na ci lu am solo. mais damay xamal leen ni lu mel noonu balaa nga koy def am na ay conditions yu ñuy teg bi ci jiitu mooy réew boo ko bëgg def il faut que autorités yi nañ ci réew ma jox la autorisation ñaareel bi mooy am na comité bi ñu tuddee comité d'éthique benn kuréel la boo xam ni képp ku bëgg def liggéey bu mel noonu nga dëkk ci dëkk bi walla nga jóge feneen war nga ko jox ay documents yu wane li nga bëgg def ci kan nga ko bëgg def noo ko bëgg defee mu xayma ko xool ndax du am jeexital yu bon ci askan bi balaa mu lay jox autorisation. gannaaw ndigalu autorité yi nit ki nga xam ni nag ci moom la ñuy def test bi itam war na joxe kàddoom boole ci itam ay garantie yuñ koy tegal. te boo jégee loolu war nga nit ki mooy taamul boppam dugg ci étude boobu ku ne am nga raison yoo xam ni moo lay tax nga dugg ci mais boo si waree dugg war nga signer ni man expliquer nañ ma comprendre naa te man maa décider sama bopp ni damay bokk ñoom it ñu warlu la ni dinañ la topp lépp lu ci am lu la nar a gaañ dinañ ci taxaw boole sax yenn saa yi ñu fay la donc noonu la war demee. ndax diwaanu Afrique war nañoo utiliser boobu la vaccin ngir xeex lii di coronavirus kii di professeur Iyane Sow gis ni li gënoon daal mooy ñu xaar ba xam efficacité vaccin boobule balaa ñu ko jëfandikoo. te loolu bu waree demee noonu kenn warul toog France rek ni dañ koy def Afrique lii moo tax ñu koy def wax lu leen neex loolu moo jur coow li ba nga xam ni ñu bare dañ jàpp ni comme feebar bi ci ñoom la gën a bare nañ ko def foofu bu ñu génnee seen résultat ba nit ñi càmbar ko xam naa suñu autorités yi dañu xool ak suñu experts yi ñu xool ndax doy nañu wala doy ñu soog a seet ndax nañ koy jëfandikoo fii wala déet. bi nga xamee ni nag nit ñu bari dégg nañu ni chloroquine dafay faj lii di Covid-19 ñu ci bari dañoo daw di ko wuti di ko jëfandikoo te amuñu lii di ndigalu médecin yi wante kii di microbiologiste bi di ñaax askan wi ci ñu bañ a jëfandikoo lii di chloroquine xaar ba waa kër docteur wax leen ko. Boubacar Dieng jërëjëf ñu àddu jëmee ci dem beek dikk bi lu toll ci juróom fukki chauffeur la ñu teg loxo ñoom nag dañu doon jalgati yoon di yeb ay client diggante Ndakaaru ak Touba ñoom ñooñee ñu dippee leen Allo Dakar ki nga xamante ne nag moo di premier vice-président bu syndicat national des transports routiers bu Sénégal di ñaawlu doxalin lu ni mel ñu teewlu Pierre Mbakhane Gomis ci jokkoom ak El Hadj Malick Cissé. xam nga duñu ko yemale rek ci Touba xëy na Touba. depuis démb fan yi ñu ngi ci def taxawaay bu am solo ci diggante police ak gendarmerie ci ndigalu kilifa yi muy ministre de l'intérieur forces armées ak des transports mais tey damay wax rek kon yàlla jox na ma dëkk ndax ay fan ci ginnaaw wala ay bés ci ginnaaw sukkandiku naa ci seen rajo yeeg seen télévision yi jox information autorités yi alerté autorités yi pour que feebar bi tax pour mu taxaw il faut que particulier yi ñu tuddee war gaynde Allo Dakar Allo Mbour Allo Thiès Allo Saint-Louis Allo Touba continuer di jàllale clients yi ci dëkk ak dëkk mu taxaw di profité di gërëm police ak gendarmerie te ki gërëm également kilifa yëpp ma ne kilifa yëpp bàyyiwuma diine yi bàyyiwuma santé bàyyiwuma gendarmerie bàyyiwuma police bàyyiwuma également suñu état mais bàyyiwuma également responsable gaaru routière yi transporteurs yi chauffeurs yi coxeurs yi parce que booba ak léegi ragal naa ñeent fukki département ak juróomi di Sénégal gaaru ceer yëpp a tëj chauffeurs yi gaaru seen oto. lu toll si juróom-ñaar fukk ak juróom fukk ak ñaari hôtel la ñu daldi rek lëkkalool ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy xeex Covid-19 bokk na ci yooyu les hôtel mu di nag Novotel Jarama Ngor Jarama ak itam li nga xamante ne ni moo di Savana Dakar loole nag ñu ngi ko amal ci jamono gu nga xamante ne waa Ngor Jarama ñoom lu ni mel dafa leen a bett ndax am na seen liggéeykat yu nga xamante ne dañu leen a may congé Abdourahmane Ly Auguste Mandan. tekk tekkaaral lañu mën a nemmeeku ci Ngor Jarama mu bokk ci hôtel yu ñu réquisitionné dénk ko nguurub Sénégal ci buntu bi benn vigile ak kenn kuy dalal nit yi ñoo fi nekk di bàyyi xel dugg yeeg génn yi mu di kon hôtel bu nar a dalal képp ki nga xamante ni xel daj na ni jege woon na képp ku amee coronavirus
ci diiru fukki fan ak ñeent mu di réquisition bu leen bettul gannaaw rumeur yu bari yu ñu daan dégg jëmale ci loolu bu ñu sukkandikoo ci kiilee bokk ci secrétariat hôtel bi. Maintenant, c'est fait. On a été saisi officiellement. Vendredi 3 avril lañ jot lettre ne ci gouverneur la jóge bi ñu ko jàngee dañ ma woo téléphone ne ma lettre réquisition ñëw na de ñu ngi laaj jël nañu hôtel bi 298 chambres. xawoon na ma jaaxal na te jaaxal na ma sax nag ba léegi parce que Ngor Jaarama deful 298 chambres Ngor Jaarama 124 chambres fi nekk 280 chambres si je ne me trompe pas qui ne fait pas notre effectif en fait l'hôtel Ngor Jaarama fait 124 chambres. si lim kon mu des téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti nekk yu manqué mu wute loolu ak lu ñu fësal ci arrêté buy wax ci réquisition yi le loolu nag moo ëlëm personnel administratif bi bu weesoo loolu juróom benn fukk ak juróom ci juróom-ñetti fukk ak juróom ñi fa daan liggéeye dañu nekk ci congé gannaaw bile crise bu ëlëm ñëpp mu di ay liggéeykat yu nga xamante ni itam dañu leen réquisitionné. Maintenant le souci avec cette réquisition c'est quoi? Ces gens-là qui ont été mis en congé la plupart ils habitent loin. Parce que ñenn ñi sax li leen ci gën a dugal sax mooy fi ñu dëkk dafa sori. te couvre-feu bi ñëw na tegu. restriction bi ci nombre de places dans les transports publics ñëw na ci tegu. car personnel bi ñu amoon muy def Kër Massar ak fii car bi taxaw na transporteur bi moom nee na car dootul dem parce que mesure sécuritaire moo tax mu arrêté ay car. donc loolu moo tax donc employé ñi ci ëpp am fitu sax dem toog seen kër. mais fi ñu nekk nii mooy dem nañu toog état bi réquisitionné leen. ñun lu ñu mën def mooy informer leen ne leen que attention état bi dafa réquisitionné entreprise bi ak ñi fay liggéey ak lañ fay liggéey. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on fonctionnait 24 heures sur 24. On faisait les 3 fois 8. 8 heures, 16 heures, 16 heures minuit, minuit, 8 heures du matin. kilifay hôtel bi di Ngor Jaarama nar nañu profito ci mbir mi le ngir defaraat boobule hôtel. On a une vanne qui est une DN 90, donc qui est tombée en panne. Parce que am na fi benn vanne principale def naa D90 la moom moo yàqu. ñu ngi koy wër nag donc ce qui fait que donc hôtel bi. ba fi ñuy wax ak yow nii amul ndox. non seulement amul ndox. ascenseurs yi dañoo paan ñu ngi leen di defar courant bi am na partie yoo xamante ni dañ ko dindi woon parce que comme dañ ne woon dañuy tëj xam nga hôtel bi dafa nekk ni mu bindoo client mënu fi nekk ngay def travaux parce que dafay raisonné te mur dëgër nañu dëgër boo xam ne lii mooy defar yu njëkk yi la lépp la fi def du marteau ak brin ay marteau piqueur ngay jël pour pouvoir au moins effectuer un certain nombre de travaux pour permettre de mettre à disposition un certain nombre de chambres pour les cas contacts. jafe-jafe yi sakkan nañu loolu ci wàllum koom rawatina ci ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôtel yi waa Ngor Jaarama rekk xamle nañu ni ñàkk nañu lu tolloog 200 millions ci suñu koppar niki kaa bu njëkk bu coronavirus amee fii ci mim réew. Tout a été annulé. jafe-jafe yu metti nag parce que nga gis ni hôtel bu toll nii avec nombre d'employés yi fi nekk yëpp ñu toog ñi fi waroon ñi fi defoon ay réservation ñëpp ñi dañoo reporté ñi dañoo annulé ñi reporté sax ñooñu xaw a jox tuuti courage sax nag yaakaar surtout mais ñeneen ñoom dañu ñoom carrément ñoom dañuy annulé. ci xayma ñu mën ko natt ci ñaata millions. Environ 400 millions. si li ñu am ci ay réservation yi fi amoon. ak report yi ak annulation yi. Les gens qui avaient demandé qui avaient confirmé et qui ont annulé après. mu di kilifa buy liggéey ci wàllum hôtellerie bu bëggoon ñu bañ a siiwal turu hôtel yi nga xamante ni réquisitionné nañ leen ngir rekk seeni renommée bañ a nasax. Abdourahmane Ly jërëjëf ñu àddu rek jëmee ci masque yi nga xamante ne ci jamono ji ñu ngi koy sol ngir fagaru ci Covid 19 bari na lool ay dëkk ci àdduna bi yu nga xamante ne docteur yi dañuy digle ñu daal di sol yooyu les masques fii ci Sénégal nag tailleur yi ñoom mel na ne ñu ngay woote fagaru googee ndax ñu ngaa ñëw ay masque Oumar Kane Souleymane Diallo. geeru masque dina am ci àddina bi te daanaka tàmbali na mu mel ni loolu la tailleuru sénégalais yi xam. ba nekk di defar ak jaay ay masques de protection. fii dañu wax ni pour les masques en tissu il faut que mu nekk tissu boo xam ne du nekk exclusivement coton dafay nekk coton ak polyester tissu yi nga xamante ne am na coton ak polyester bëri na fi si Sénégal fii donc si base boobu la ñuy demee donc bu ñu amee tissu bi ba pare au lieu ñu yem si tissu ak polyester boobu rek dafa am benn xeetu renfort bi ñu siy def mooy bii nii c'est renfort en coton la. moom la ñu collé ci kaw tissu bi ba pare pour que mu mën a filtrer air bi balaa muy egsi ci beneen doublure bi mooy bi nga xamante ni moom mooy nekk ci ginnaaw en tout cas masque yi may defar man leer na ma ni du am benn fuite d'air boo xam ne dina mën a jóge ci biti pour dugg ci biir masque bi mais néanmoins di nga mën a noyyi et que voilà mu mën la protéger éventuellement. juróom ba fukki simili ngir defar benn masque waaye ndax masque yooyu dinañu am njeexital bi nga xam ni masque yi ñuy jaay ci pharmacie yi am nañ ko.
li am ba am mooy docteur Bile moom mu ngi ñaax askan wi ci ñuy sol ay masque même su fekkee ni yu tissu yi la. doomu jàngoro bi ki ko yor buy génn ci moom ngi jaar ci ay gouttelette maanaam ay tëflit yu ndaw yoo xam ne booy wax mën na génn boo saqatee mën na génn boo tisoolee mën na génn. masque yëpp mën na jëriñ ndax barrage lay doon même bu dee bu tissu mën na jëriñ ndax barrage lay doon boo jëlee masque nga takk ko lépp lu génn ci yow ci masque bi lay des. mbooloo sax dañ koy tere mais man du ñàkk nga génn dem boutique ba wala supermarché ba wala marché di wuti dara solal sa masque même bu dee bu tissu la xam ni dina aar en tout cas bu ñëpp soloon masque ku ne di nga aar sa morom mais dina nekk barrière daal en tout cas physiquement. bu dee masque tissu yi comme yow yaa koy sol te daanaka yow bi nga koy sol wóor na leen yow feebaroo mën nga ko jëfandikoo waat bu fekkee ni da nga koy changé wala boo si amee ñaar nga koy awante di ko fóot ak yooyu saabu beeg eau de javel bi ñoom dañu am jeexital ci doomu garab bi. ci njëlbeen foofu ci France dañoo waxoon ni jarul ñëpp di sol ay masque waaye kuréel bi ëmb seeni docteurs yi mu ngi recommandé nguur gi ci mu jël ndogal ni képp kuy génn këram mu sol masque. Covid-19 bari na lool ay yàqu-yàqu yu mu andi ci fànn yu bare te loolee nag tàggat yaram mucc ci ba tax na nag jëwriñ gi njënk wàllu tàggat yaram di xamle rek ne daañu jàppale ña ci yëngu ñu teewlu Matar Ba ci micro Boubacar Dieng ma falfal. donc li am mooy sport bi dafa nekk secteur boo xamante ne bu taxawee noo def mu am jafe-jafe parce que ñu bëri dañ ciy defi koppar parce que la dimension économique du ñëpp nag. mais tey boo jëlee exemple ligue professionnelle nga xam dañuy créer emploi di def yenn yu bari yoo xamante koppar a koy laaj su arrêté dana amay jafe-jafe parce que sponsor yi du ñu topp ñeneen du ñu topp waaye li gën a am solo mooy ñun ñu ngi xalaat ak ñoom ba xool naka la ñuy gën a taxawi seen wet te xam ne état bi dafa mës a taxaw nag di accompagner sport bi di ci jàpp par ay subvention di leen yóbbu ci ay compétition internationale di jël lépp en charge waaye jafe-jafe bu ñëwee approche bu bees day am mooy waxtaan ak ñoom ba xool ñun budget bi ñu am nga xam ne c'est un budget programme ci boo xam ne dañ koy taxawal mu war a def ay 3 ans et cetera li gën a am solo mooy suñu ci gënee waxtaan ñun dinañu xam effectivement naka la ñuy taxawee ci seen wet gën leen a mën a jàppale ba lii nga xamante ne moom la ñu sumb dara du ci yàqu. accompagnement bi ci wàll yëpp la parce que lu ci gën a am solo nag mooy ci sur le plan technique ak loolu ñoom am nañu jumtukaay yi dinañu waxtaan ak ñi ñu waxtaan waaye xam nga bu ñuy wax fédération activité sportive lu ci gën a bëri ci wàllu subvention la wàllu koppar subvention yi nag ligne la bu mos di am ministère waaye comme am na jafe-jafe bu am ligne boobu du ñàkk ñu gën ko renforcer pour gën a jàppale secteurs yi nga xamante ne véritablement ñoo ko gën a soxla pour que ñu mën a wéyal tàggat yaram ci Sénégal. agsi nañu ci pàcc gi ñi saytoo tolluwaayu coronavirus si diwaan yi si Sénégal tey nag dañu koy tàmbalee fii si Ndakaaru ca Géejawaay ak Mamadou Lamine Fati. salaamaaleykum Oumou Khayri Bass di leen ziar bu baax a baax di ziar bépp téléspectateur bu ITV di leen dalal jàmm fii ci Géejawaay tey nag ñu tàmbale ko ñi nga xam ne ñoo nekkee ci marché Njaareem di njaay meeg jënd bi le tey jëlee si suba si le xam ngeen ne fii ak ay fan si ginnaaw préfet kii di préfet bu Géejawaay def na benn arrêté buy wane ne marché yi dañ koy tijji 8h ba 18h te dañ koy alterner maanaam tey marché bi su tijjee ëllëg si beneen marché bi mooy tijji ci loolu nag ñi nga xam ne ñoo nekkee ci marché Njaareem ñenn ñi nangu nañ ko ñenn ñi nangu wuñ ko woon ba tey jile sax marché Njaareem bi moom benn côté bi dafa waroon tëj ñi nga xam ne ñoo fay liggéeyee dem foofu tijji ngir mën a jaay finalement police moo fa mujjee ñëw tëj loolu leen ñoom ñëpp si la ñu demee fi nga xam ne mooy préfet ñoom nag ñuy wax ne ñu si ëpp si ñoom seeni problème maanaam dañuy dund bés bu ne la ñuy dund da ngay gis ñoo xam ne dañuy jaay suñu jaayee ba pare loolu la ñuy dem dundalee ko seeni njaboot loolu mu doon ay jiixi jaaxa ay problème yu bari yi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo nekkee ci marché Njaareem bi wax nañ ko tey jile foofule ci Géejawaay beneen bi ñu wax ne li nga xam ne mooy situation coronavirus bi le ba tey jëlee Géejawaay mu ngi toll si juróom-ñaari nit yi nga xam ne am nañu lii di coronavirus bi te ba tey jëlee ñu ngi leen di topp ci wàllum pàcc beneen bi muy dem beeg dikk bi tar na lool bu baax a baax soo ko seetee
ñi nga xam ne ñooy clando yi fii nga xam ne da nga doon fay 150 wala nga fay 100 francs wala nga fay 200 tey jëlee téeméer ngay fay soo ko jëlee Géejawaay dem Pikine téeméer la soo ko jëlee Géejawaay dem Kaas ba téeméer la mu doon fi nga xam ne vraiment indi na ay jiixi jaaxa bu mag a mag ci ñi nga xam ne ñooy askan bi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Géejawaay dem beeg dikki bi fu mu teel nii yëg nañu bu baax a baax askan bi yëg na bu baax a baax li nga xam ne mooy tolof-tolof yu nekk ci dem beeg dikki bi pour jeexalee rek beneen bi di wax ne ñi nga xam ne ñoo nekk si njaay yu ndaw yi ñoom tamit seen mbir fu ñu toll nii métti na bu baax a baax ndaxte ñi nga xam ne ñooy jaay nee nañu gisatuñu client muy benn ñaar heure yi nga xam ne moom lay clients yi doon gën a bari ñu leen di gis parce que heure yooyu mooy heure wàcc gisatuñu ñoom clients yi moo tax seeni njaay bi doxatul noonu ñi nga xam ne vraiment ñoo nekkee ci wàllu boobu sax ñu ngi ñaan ndimbal nguur gi ci ndimbal bi nga xam ne ñu ngi koy wax dañ koy may askan bi wala dañ koy jàppale yenn entreprise yi ñoom tamit ñu boole leen si donc loolu moo nekkoon tey bilan wu tey fii si Géejawaay. Mamadou Lamine Fati jërëjëf bu ñu jógee ba Géejawaay dañuy dal di dem ba Thiès foofee Isidore Alexandre Sène moo ñu fa toogal. jërëjëf Oumou Khayri Bass xibaaru coronavirus fii ci diwaanu Thiès nag ñu wax leen bilan bi ni mu tëdd ginnaaw entretien bi nga xam ne def nañ ko ak médecin chef district bu Thiès di docteur Moustapha Faye dafa ñëw ci fukki cas yi nga xam ne moom la Thiès amoon fan yee ñu génn jamono ji nag moom la mu ñu xamal daal moo di jamono ji Thiès ñeenti cas rek ñoom la ñu nekk di suivre maanaam juróom benn yi wër nañu ba ñibbi fi nga xam ne moo di seen i kër moom docteur ñëw na tamit ci li nga xam ne moo di cas contact yi Thiès amoon na lu ëpp 200 cas contact waaye ba fii ñuy wax ak yéen moom docteur nee na cas contact yooyu wàññeeku nañu bu baax a baax ñenn ñi suivre nañ leen pendant 14 jours ñoom nag bi ñu leen xoolee gisuñu benn signe bi nga xam ne wane nañu am nañu feebaru coronavirus loolu moo tax sax ñoom ñu jot leen a libéré ngir rek ñu mën a ñibbi seen kër ñi nga xam ne ñoom ñoo ci des nag nee na ñu ngi ci benn hôtel fi nga xam ne moo di Thiès ñu ngi leen di suivre bu baax a baax te seen i wërgu-yaram gisuñu dara li nga xam ne de jar naa tiit donc grosso modo loolu mooy xibaaru Covid 19 bi waaye docteur continuer na di insister ci mesures yi nga xam ne moo di mesure barrières yi faaw rek ñu gën koo respecté ngir rek feebar bi di coronavirus deltu bu baax a baax fi nga xam ne moo di Thiès boo xoolee couvre-feu bi askan wi ñu bëri respecté nañ ko waaye nag boo demee ci yenn point lu ci mel ni marché yi foofu liggéey bi xaw na fay des bu baax a baax ndax rassemblement mu nga wëy di fa am ba léegi te ñi nga xam ne ñoom ñoo fay nekk ñu ci ëpp duñu respecté mesure barrières yi moo di maanaam raxasu bi distance yi ak ñoom seen kon donc docteur mu ngi woo askanu Thiès ñu gën a góorgóorlu ci wàllu woowee. Isidore Alexandre Sène jërëjëf bu ñu bàyyeekoo Thiès dañuy daldi utali Kaolack fekk fi Modou Sène. Oumy Khayri Bass maa ngi lay nuyu situation coronavirus nag fii ci diwaanu Kaolack comme ni ngeen ko xamee ba léegi xam ngeen ne Kaolack moom amagul benn cas waaye terewul ba léegi ñi ñaa ngi ci wàllu sensibilisation bi waxtaan wi ngir rek fexe ba askan wi mën a wéyal di respecter mesures d'hygiène yi nga xamante ni ministère de la santé joxe na ko ci noonu tamit ñi nga xam ñoo di kilifa yi nekkee ci diwaan bi ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ba mën a waxtaan ak askan wi. loolu tamit bokk na ci matukaay yi nga xamante ni jël nañ ko nekkee tey ci ngoon rek ñu ngi gis ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa mairie bu Kaolack ñu daal di jël ay matukaay ngir rek fexe ba jàppale kilifa yi ci wàllu set setal beek waaye tamit wàllu raxasaat marché yi ak yeneen bërëb yi nga xamante ni ay nit dañ fay faral di daje loolu bokk ci matukaay yi nga xamante ni jàpp nañ ne bu ko askan bi respecté rek yàlla mën na musal région bu Kaolack ci feebar bi di coronavirus. loolu nag tax sax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy waa service d'hygiène di daal di rek xam ne ginnaaw rek sa opération de désinfection bi nga xamante ni amal nañ ko ni ki àjjuma ji ñu génn tàmbalee ko ca marché central bu Kaolack nag dinañ ko wéyal ndax ni ki dimanche gi nag ñu ngi woon sax ca fa nga xamante ni moom mooy jumaay Medina Baye buñ ca jógee nag nañ dem ci yeneen bërëb yu fasantikoo yoo xamante ni ay mbooloo des fay daje lu ci mel ni gouvernance préfecture commissariat bu police waaye tamit yeneen service étatique yi nga xamante ni ñu ngi nekk fii ci diwaanu Kaolack te mbooloo di fa daje ngir rek ñu jël fay matukaay set setal waaye tamit désinfecté lieu yi ngir moytandiku feebar bi di coronavirus boobaak léegi nag comme niñ koy waxee yàlla mu ngi musal diwaanu Kaolack terewul matukaay yi nga xamante ni jëloon nañ ko dañ ko gën a yokk amul lenn loo xamante ni wàññi nañ ko bi nga xamante ni moom la ñuy tëj marché bi jàkkaartamaan yi tamit ndogal bi ci jël ñu ngi ko ci jël ba léegi même bu fekkente ni sax ñoom ñu ngi wéy di def seen activité waaye terewul police moom mu ngi ci tali bi couvre-feu bi tamit gars yi ñu ngi ko respecté léegi moom daanaka dañ ko commencé tàmm sax ndax 20h bu jotee daanaka ñëppay dugg ci mbedd mi wala dugg ci kër yi sax ngeen baal ma même bu fekkente ni sax toogloo leen ci kër yi xaw naa jafe lool fii ci diwaanu Saloum ak tàngoor bu métti bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fii jamono ji fii ci diwaanu Kaolack.
Modou Sène jërëjëf si noonu sax la ñu ndar keppee xibaaru marax yi mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi ci kanam tuuti beneen jotaay xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jërë ngeen jëf.